mën nañ jàpp ni xalaat la rek c'est juste un avis. Et puis xalaat la boo xam ne xëy na xel des fois mën na koo nangu. waaye boo demee ba ci biir li la ci xaw a jaaxal tuuti mooy bu dee décret te ñu xam ni décret moom président rek a koy signé. ndax dina xool opposant ba mu neex ko ne ko kaay jiite mairie bu Ndakaaru ak dimension mairie de Ndakaaru ni mu toll. non c'est que lii bu en fait xalaat bi mu jiwal bu ñu demoon tey ba appliquer ko day ñëw léegi am beneen pouvoir boo xam ne da koy yokk déjà ci pouvoir yu bari yi nga xam ne président de la République am na ko. parce que quoi qu'on dise sunu réewu Afrique yi Sénégal desu ci ginnaaw président de la République daanaka super président la nekk parce que pouvoir yu bari la am yoo xamante ni daanaka day mel ne daanaka mën nañ ko xaw a méngale ak buur. ba tax tey bu ñu ci yokkee en plus mu nekk yor responsabilité di nommer au poste yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci administration bi ambassadeurs yi ak yeneen ak yeneen. ñu yokk ci bëgg ci dolli meerum Ndakaaru yaakaar naa day daal di ëpp daal day mel ne léegi dañuy nekk ci réew moo xam ne démocratie amu fa réew moo xam ne daal benn nit mooy def lu ko neex parce que boo ci yokkee Ndakaaru daanaka mooy mairie bi gën a am doole boo ci réew mi mairie la boo xam ne daanaka moo ëpp doole sax yenn institution yi ndax budget ba nga xam ne moo nga koy am ak importance ba nga xam ne moom moo nga koy am man yaakaar naa ne xëy na xalaatam li ko waral mooy daf ko tënku rek ci benn problématique un problème boo xam ne dafa am muy diggante le fait que maire bu Dakar actuellement di Soham Wardini ak Khalifa Sall mi mu wutu dañoo àndul ak li nga xam ne moom mooy pouvoir bi nekk en place te loolu yaakaar naa du règle exception la ci mim réew bu ñu xoolee histoire bi donc mënuñu xool benn situation boo xam ne bu ponctuelle la rek ñu bëgg ko indil benn solution bu toll noonu parce que man xëy na pour cette fois am na mais personne ne nous dit que à l'avenir dinañ am un maire de Dakar qui ne sera pas dans le même camp que le président de la République donc bu boobaa bu fekkee ne am na amatul sens idée mu mel nii mu daal di tënk mu daal di koy def te il est fort probable que xëy na peut-être bi exception la mais le prochain maire de Dakar sera sans doute peut-être dans le camp du pouvoir qui sera en place il peut ne pas aussi l'être mais pour man solution bi c'est une solution qui ne règle pas vraiment problème bi nga xam ne moom moo am je pense que la véritable solution mooy président bi nga ànd wala nga ñàkk ànd ki nga xam ne mooy maire bu Ndakaaru ngeen defal liggéey bi comme li mu war maire bi la mu war a liggéey ci Ndakaaru ñu jàppale ko ci mu def ko ci sans xool ay considération politique fii la bokk wala faa la bokk pour man solution bi foofu la bu fekkee nag les politiques ne sont pas capables sont incapables de faire ça écoute voilà ça veut dire que ñoom politique yi am nañ manquement boo xam ne waneeti nañ ko ci li nga xam ne loolu lañ leen di ŋàññee. en fait man Papa Diakhaté Sarr bëgg naa xam sax ndax moom lii idéem la wala ndax dañ ko wax loo parce que tamit man gisuma ni am na moom en fait moom lan la war a mën a taxawee ba wax ni ba joxe supposition bu ni mel proposition bu ni mel loolu dafa rëy xalaat la rek tamit il faut waa xam nga xaw a respecter xalaatam effectivement même des fois sax nit mën naa joxe xalaat boo xam ne xëy na baaxul d'accord naa ci waaye xam nga nekk personnalité dafa metti nga wax tamit ci rajo bu mel ni RFM dafa metti rawatina ci émission Babacar Fall nga xam d'habitude bu émission passé site yëpp a koy reprendre donc tey jii bien avant ngay ñëw war nga war a mën a préparer wu sa discours xam ci lan nga war a wax parce que tamit après nga def émission bu ni mel génn ñëpp ngaañi la moi je pense que ni c'est regrettable surtout nga def proposition bi c'est vrai que xalaatam la on respecte quoi qu'on puisse dire mais dafa nekk proposition bi nga xamante ni c'est sûr que ni kenn du ko valider kan mooy taxaw tey jii Sénégal ni waa léegi dinañ jiital réew mi di choisir ay maires par décret loolu moi je pense que ni c'est abusé. Est-ce que ça existe dans le monde? non jamais vu sama xam-xam bu gàtt de man. yëgaguma ko de xëy na peut-être am na mais même bu amee it man gëm naa ne du loo xam ne lu war a nekk la quel que soit problème yi nga xam ne moom moo am quelle que soit motivation yi le président il a déjà assez de pouvoir la mu yor ci ay pouvoir ngir mën ko liggéey pour man jamono ji doy na ko sëkk parce que leneen lu ñu si yokk rek day mel ne dootul nekk état de droit wala état tout court mais dañuy nekk ci wàllu royaume te yaakaar naa waruñu toll foofu président am na loo xam ne cëram la moom loolu moom kenn mënu koo dindi ci moom parce que askan wi ko jox mais da nga am loo xam ne cër yoo xam ne buñ ko ci bëggee yokkal rek après leneen lay jur loo xam ne xëy na li ñuy wax rek naan pouvoir doole ju bari bu ko nit amee il est tenté d'en abuser donc mën na ci def leneen loo xam ne xëy na waru ko ci def donc je pense que la mu am rek jamono ci doy na ko sëkk waaye ñu ko ci yokkal ñu ko ci yokkal ay leneen loo xam ne booy war a mën a nommer par décret le maire de Dakar voilà ay
complication yeneen lay indi yoo xam ne pour man daal xalaatam la mais à mon avis du xalaat boo xam ne sax war nañ koy sax agiter parce que pour man c'est une très mauvaise idée. Donc c'est un faux débat. C'est une très mauvaise idée, un très mauvais avis à mon avis. D'accord, merci beaucoup. ñu gërëm leen ci pàcc bu njëkk boobu ci wàllu actualité commentée di info expliqué ñun nii lañ koy defee voilà dañu koy waxtaanee tas ko seddoo ko génn de temps en temps ñu partagé ko ak suñu ay experts raison pour laquelle Assane Samba àndoon ci ak ñun di analyste politique dañuy tëj li nga xam ne mooy wàllu actualité boobu jéem a jàll ci leneen le temps de marquer beneen pause musicale ñu dellu si waat nag ci sujet bi nga xam ne intéressé nañu talaata bu jot bu dul santé rek di environnement tey nag changement climatique bi nga xam ne gis nañ ko la ñuy waxtaanee léegi ak reportage bu ñu Aminata Ba defal ce sera dans quelques minutes ma yóbbu leen tuuti pour laquelle dañ ci ànd ak Aminata Ba man ma tuddee ko madame environnement voilà moom bu yegsee lépp lu jëm ci wàllu environnement daf ñu koy andil waaye dafa feggoog ajaratu bi nag muy ajaratu Dior Mbodj mi nga xam ne taalibe Cheikh la gëjoon koo gis gëjoon koo dégg fan yi dégg naa daal dafa demoon ba Tiwaawoon rek toog fa. gis nga de demoon ca dëkk bu sell ba rek ressource ji waat dikkaat. waaw daf ciy baax de. daf ciy baax léeg-léeg. noo def naka suba si. sant bu wér a wér Alaaji Kalsa maa ngi lay ziar ci gàmmu gi ñu jóge di ziar soxna Yacine di ziar mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu ci 99.4 amaan mbégte. teewaat ci studio bi jàkkaarloo ak yow ak suñu naataangoo soxna Aminata Ba. jaajëf nga jóge ci dëkk bu sell boobu di Tiwaawoon naka noonu ñi ngi ak Aminata na nga def. maa ngi fi Kalsa maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di am mbégte bu baax di àndaat ak yéen ci rubrique environnement bi. acca ñu dellu soit ci rubrique environnement li ma gis tey ci sujet bi ñuy waxtaanee mooy changement climatique xëy na ñenn ñi nga xam ne dinañ koy dégg souvent am nañu ko comprendre am na ñoo xam ne xëy na dese nañ koo comprendre am nga benn reportage boo xam ne def nga ko ci balaa may ñëw ci sujet boobu ñu waxtaanee ko ñun ci studio bi dama bëggoon ñu déglu ko et puis ñu dellu soit on écoute. changement climatique wala soppeeku jaww ji di lu ñu faral di nemmeeku lool jamono yi Moussa Sarr di étudiant master 2 ci wàllub géographie ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar jàpp ne lii moo ko waral. résultat de l'activité humaine changement climatique tamit buñ ko waxee dans le monde actuel mun nañoo wax ne c'est des causes d'ordre anthropique parce que c'est l'homme par exemple mooy créer loolu avec l'installation des grandes entreprises comme lu ma la ko waxee des usines xam nga les feux de brousse saxaar soosu yëpp ça joue par exemple sur les causes des changements climatiques. mu am ay njeexital yu bëri ci dundu doomu aadama ak ci gàncax gi bu ñu sukkandikoo ci monsieur Diédhiou di étudiant en master 2 ci institut des sciences de l'environnement. tàngoor bi day gën a yokk boo jëlee précipitation tamit précipitation léegi elles ne sont pas régulières nawet bu nga xamante ne fa précoce maanaam balaa mu day commencer tardivement ou bien mu am commencer tôt day am ci biir ay pauses yu longues de précipitation boo xoolee tamit ci géej bi mu ngi gën a ñëw maanaam une élévation du niveau de la mer. étudiant bi jàpp ni lii moo koy saafara. ñuy wàññi xanaa des gaz à effet de serre tout gaz yooyu boo xamante ne day jóge ci voiture yu xaw a màgget ay oto yoo xamante ne dañoo xaw a màgget di saxaar seen saxaar boobu bu ñu ko mënoon a dindi daal koy industrialiser yi tamit ñu wàññi lu ñuy dégager seen industrie yi ndaxte loolu day indi lu ñuy wax toujours gaz à effet de serre bi ndaxte CO2 bi day augmenté wu ci jaww ji quoi. alam gi doon lu am solo ci dundu doomu aadama ba tax na ñenn ñi di woo nguur gi ñu jël ay matuwaay yu mucc ayib ba xeex soppeeku jaww ji. sedd bi ak tàngaay bi dafa mel ni lépp yam bu ci xas yegg si ba jàll danga naan moo la gën sedd bi ak tàngaay bi dafa mel ni lépp. ayca bu ñu waxee changement climatique nag ñenn ñi dañuy jàpp ni bu sedd bi wala tàngaay bi di dugg si ci la bokk ndax jamono ji sax dañ koy xaw a nemmeeku de temps en temps mu sedd des fois tàngaay bi da nga naan des na et puis da nga koy sentir sax à l'image même nii à l'œil nu da ngay seetlu ni que am na benn changement climatique bu am Aminata. waaw changement climatique nekk di soppeeku jaww ji ci wàllub température pluviométrie ak tamit saison bi comme ni nga ko waxee changement climatique bi moom moo waral comme li nga doon wax léegi mooy maanaam tàngoor gi dañ ciy nekk en même temps ñu wax tamit ci seddaay bi kenn du xam sax ban période lañ nekk. loolu yëpp changement climatique bi li koy indi nag moo am ay causes naturelles am tamit ay causes humaines ci wàllub système solaire bi loolu ci ay causes naturelles la loolu noonu ak tamit volcan yi nga xamante ne dañuy dégager parfois ay pollution bu bëree bëri parfois dañ koy gis loolu yëpp di cause
naturelle mais li gën a bëri mooy cause humaine yi nga xamante ne ñun doomu aadama yi ñun ñoo koy def lu ci mel ni ci biir reportage bi yaa ngi koy dégg muy wax pollution yi nga xamante ne oto yi dañ koy def loolu nag mu nekk loo xamante ne fii rawatina ci Ndakaaru dafa jéggi dayu pollution bi nga xamante ne dafa am dafa jéggi dayu fii sa ku fi romb yaa ngi def sa pollution saxaar si nu mu la neexee te doo amul benn xamante ne dinañ la bàyyi li ngay def bu weesoo loolu tamit am tamit feu de brousse mooy àll bi nga xamante ne dañ koy taal am nuñ koy taalee waaw mooy loolu ak tamit déchets yi nga xamante ne industrie yu mag yi tamit ñoom ñoo koy génnee loolu yëpp nag di indi lii di changement climatique mu nekk lu doy waar lool Kals ba tax na war nañ cee mën a jóg ci ni mu gën a gaawe ndax changement climatique nekk na lu jaaxal àdduna bi lool boo xoolee sax Nations Unies dañuy amal ay rencontre chaque année di amal ay COP 21 Maroc la woon bële passé COP 22 ñu ngi koy waajal pays bu nekk di ko recevoir bu ñu amee COP yooyu nag muy rencontre boo xam dañuy waxtaane lépp lu ñeel wàllu alam gi tënk ci li nga xam ne moom moo di ay solution waaye à chaque fois tamit dañuy gis ni ba tey des na ndax cause humaine yi parce que def dañ naan cause naturelle loo xam ne suñu borom bi lay jógee loola nit mënu ci dara muy ay volcan yu mel noonu waaye cause humaine bi ay usine yoo xam ni dañuy nekk implanté wu ci dëkk bi di def ay gaz à effet de serre yi nga xam ni dafay dem direct ci jaww ji di yàq li nga xam ne mooy couche d'ozone bi te couche d'ozone boobu booy xool moom moo ñuy protéger ci les rayons solaires rayon solaire boobu bu ñu demee ba couche d'ozone bi yàqu ce qui veut dire que ni amatuñu lenn loo xam ne mooy protéger suñu peau bi mën nañoo indi li nga xam ne mooy ay conséquences yu doy waar ci ñun doomu aadama bi bu weesoo loolu tamit day laal li nga xam ne moom moo di géej gi parce que dañuy gis ni à chaque fois conséquences yi mën a dem ba yenn espèces yu bari léegi daanaka gisatoo leen bu njëkkoon xeeti jën ya amoon daanaka amatul léegi espèces yu bari raar nañu te loolu lépp c'est des causes yi nga xamante ne si moom moo nekk humaine tamit day laal li nga xamante ne si moom moo di wàllug saison bi dafay am li nga xam ni moom moo di léeg-léeg mu xàmmeetoo noor xàmmeetoo nawet dinañ dem ba daanaka passé juin passé juillet lu yàgg nawet bi di soog a ñëw dañuy dem ba dëkk yi di baaw naan ngir ñaan li nga xam ne moo di taw ñëw te taw bi du mën a fexe ba ñëw te loolu lépp ci conséquence su changement climatique yi la parce que saison yi dañuy jaxasoo léegi dootoo xàmmee noor dootoo xàmmee nawet jamono bi bu njëkkoon heure bi sedd bi daana commencé ñu jëm décembre mu toll ci diggu sedd bu métti waaye léegi loolu lépp daanaka amatul dootoo xàmmee saison yi normalatul dañuy dem ba ci diggum noor nga jékki-jékki gis ab taw ñu naan taw ëgg des pluies hors saison yoo xam ni day jékki-jékki am te mënoon ci jamono yu nawet ca lañ ko daan gis mais jékki-jékki gis ay pluies hors saison am na jamono boo xam ne ab ëgg jaaroon na fi ba daanaka faatoon fi ay jur yu bari ay doomu aadama sax amoon ci ay jafe-jafe te loolu lépp ci conséquence li nga xam ne moom moo di changement climatique la mu nekk lu doy waar loo xamante ne si jot na ñu indi ci li nga xam ne moom moo di ay saafara rawatina oto yi nga xam ni màgget nañu genn màggetaay gi nañu ci jël li nga xam ne moo di ay solution parce que li ñuy dégager ci ay seen pot d'échappement yooyu bokk na ci li kii yàq li nga xam ne moom moo di jaww ji te ay conséquences rek la ñu mën a jura soxna Aminata waaw conséquences yi ba léegi fii ci Sénégal lu tollook benn mètre at bu jot géej gi dafay avancer ak tamit ressources yi nga xamante ni dafay disparaître te ñu ne ci ndox mi li tax nag li ñu war a def nag ngir xeex lu ni mel muy changement climatique di soppeeku jaww ji nañu éviter pollution yi nga xamante ne dañ ko fiy def muy oto yi ak yeneen ñu sensibiliser tamit askan wi wax leen tamit lan mooy gàllankoor yi nga xamante ne changement climatique mën na ko indi ak tamit ñu xeex déforestation tamit ñuy tamit jëmbat ay garab ndax garab dafa am solo bu bëri ci dundu doomu aadama soxna Jombul mu nekk lu am solo lool donte environnementaliste yi ak ñi nga xam ni ñoo yëngu ci wàllu woowee à chaque fois ñi ngi sensibiliser waaye ba tey des na ak rencontre yi nga xam ne ñu ngi koy amal Nations Unies ne nañ fii ak ay at ci kanam dinañu gis lu doy waar loo xamante ni si jëm ci wàllu coppite yi te loolu lépp changement climatique ñoom ñoo ko waral ba tax na kon pays bu ci nekk yow jot na nga xeex ko pays bu ci nekk jot na nga xeex ko teg sa ay stratégie PM di ay pexe yoo xam ni bu ñu ko tegee xañ na dina daal di wàññeeku waaye fii ak at yi ñu jëm dina nekk lu doy waar ndax géej gi à chaque fois day avancer chaque année dañuy gis géej gi di gën di avancer te loolu lépp li ko waral bokk na ci li nga xam ne moom moo di kon changement climatique yi kon mu nekk lu doy waar loo xam ne bombe à retardement la kenn ku ci nekk war nga cee bay sa waar ñu fexe ba saafara ko ci ni mu gën a gaawee kon ñun ci suñu wàllu dundin war nañoo sóoraale loolu ndax yenn causes yi ñun la
li ci ëpp gis nga ko mi ngi noonu bu ñu nee cause naturelle daanaka bëriwul waaye cause humaine yi ñoo ëpp fuuf li nga xam ne muy pollution beeg muy gaz à effet de serre yi muy géej gi nga xam ne dañuy jël ay usines yu mag a mag a mag jël seeni déchets mboolem lu tukkee ci ay produits toxiques di ko sànni ci biir géej gi muy rey espèces yu bari loolu lépp ci doomu aadama lay tukkee garab yi ñuy gor àll bi nga xam ne ak daay yi faral di am daay yi léeg-léeg nee nañ xañ na lu ci ëpp nit a koy créer ab àll xëyul xëy tàkk xëy tàkk gisoo forêt amazonienne bee tàkkoon fan yële daanaka ay ab diir wéy na di ko tàkk lu neex def nañu ko ci ay pexe ngir mën a arrêté li nga xam ni moom moo di lakk googee mu nekkoon lu metti lool kon jàpp nañ ni cause yi lu ci ëpp boog ci doomu aadama lay tukkee. am na solo Aminata ndax am na ay solution yoo xam ne wala ay précautions yu ñu mën a jël. waaw mooy état bu Sénégal tamit mu ngi def ay jéego yu bëri mais tamit code yi nga xamante ne dañ ko fee tëral. nañ ko sàmm képp koo xamante ne jaarul ci yoon wala deful noo xamante ni moom la yoon santaane nañ ko tegaat ci yoon. daal di jël ay matuwaay yu bëri tamit daal di reboiser sànq wax naa ko mais nañuy jëmbataat ay garab loolu calze lu baax la ba pare ñu sensibiliser askan wi. wax naa ko askan bi ñu bëri xamuñu lan mooy sax changement climatique da ngay dégg rek ñuy wax temps de changement climatique bi moo tax ma xaw a feebar mais xamuñu lan la moo tax dañ leen a war a sensibiliser ñu xamal leen bu ko defee ñu xam gàllankoor yi ci nekk bu ko defee ñu mën koo moytu. c'est important merci beaucoup ñu ngi lay gërëm bu baax a baax may fàttaliwaat rubrique environnement bi mën ngeen ko fekkaat ci suñu page Facebook bu King FM ak fi nga xam ne mooy suñu chaîne YouTube comme tous les mardis donc rendez-vous mardi prochain wala dans 15 jours ci beneen dossier environnement. waaye incha allah beneen rubrique environnement dinañ ci dikkaat ak yéen xool rek lépp loo xamante ne rek soxal na gàncax gi ñu ñëw waxtaan ak ci yéen. jërëjëf merci beaucoup Aminata Ba Dior Mbodj ñi ngi lay gërëm. maa ngi lay gërëm bu baax Kalz am mbégte saa su ne di ànd ak soxna Aminata Ba ci wàllu environnement bi ñu daal di ci jéem a xalaat rek joxe ci suñu xam-xam su néew a néew waaye tamit fexe daal di proposer li nga xam ne moo di ay solution ñu ànd ko partager fexe rek ba moytu ko saa su ne. rendez-vous midi ak yow ci Midi Culture bu soobee yàlla di ngeen ci ànd ak rédaction bu King FM ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ni ma ko waxee mën ngeen a fekkaat su jotaay bi li ci des nag bëreetul benn ponk la Pape Madiakhate mooy àndandoog sëñ Saliou Seck xanaa yéri li ci yéene kaay waaw yër li gën a fës ci yéenekaay yi tey comme d'habitude ñu est-ce que yër na ko tey sax yéenekaay waaw yéenekaay yi day faram-fàcce na ko de kon bu xëyee foog mu yër yéenekaay waaye foog mu yër ko bu ko defee beccul ñi li nga xam ne moom moo ci gën a fës waaw kon ñu àndandoog sëñ bi ayca mu yër li ci yéenekaay jeex na ayca ñu dem te ñëw politique ñi ko xam dëgg dañ ne bul ni mu ko ci lenn wala ci kenn koo xam ne yéen a bokk làng gi la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war koo gëm moo di ne ndekete suux wi nga tere nit ci sa ndàpp ba tax nga xas ko ca ëllëg moom ngay soxla ci nagam mu war laa suur say militant lu ni mel nag sorewul ak li dal Aïssata Tall Sall mi doon opposé woo ko président Macky Sall ca mujjantal ga mu dem fekki président Macky Sall ba ànd ak moom tax journal Futur Média bi xëy di càmbar avenir Aïssata Tall Sall ci làngu politique ku réewum Sénégal ubbil l'Observateur yéenekaay bi ne Aïssata Tall Sall li nu gis ci moom te xam ko moo di ne opposante la woon di ko fare ci ku jégi ca mujjantal ga mu dem ci pouvoir bi maanaam fare ci nguur gi te loolee nag mën naa andi jeexi jaaxa ci ëllëgu politique am Le Quotidien moom Aïssata Tall Sall sax ku nekk xam na taxawaay bu mag bi mu amoon ca pencum ndaw réew ma di assemblée nationale laataa muy tàbbi ci cell gi mu mujjee waaye nag journal bi nee na ak ndombal tànk lu yees li ko président Macky Sall takkal def ko envoyé spécial moo tax faaw mu jugee ci assemblée nationale di pencum ndaw réew ma keneen wóotu ko fa te keneen kookee te nar ko fee wóotu moo di ki ko gënoon a ŋàññi bés bi mu demee fekki président Macky Sall te du kenn ku dul Marième Soda Ndiaye Souleymane Ndéné Ndiaye wax na lu tax mu lànkoon a wuy ji wooteb doyen des juges ubbi Les Échos journal bi ne Souleymane Ndéné Ndiaye li mu xamle moo di ne doyen des juges xamul la muy def wala kon muy taylu ndax nag këyit ga mu ko jox la mu ca bind moo di pour affaire vous concernant maanaam ay mbiri boppam te mbir yi tax ñu koy woo du ay mbiram ndax yoonam nekku ca te nag Souleymane Ndéné Ndiaye yamul foofu ndax nee na doyen des juges dafa jaawale itam citation à comparaître ak assignation à témoin Jules Ndéné tëj wax ja ne xam na bu baax doyen des juges ndax nag ñoom ñaar maître Omar Youm ak Samba Bitèye ñoo bokkoon promotion au barreau atum 1994 atum 1960 ba léegi ñuy nemmeeku taalibe yi yelwaan ci mbedd yi réewum Sénégal yi ubbil La Tribune journal des médias bi ne président de la République Macky Sall biral na fi ay yooni yoon ne yelwaan gi moom dina dakk ci réewum Sénégal waaye nag ba fii France daal di xëy den ndax nag tey lañ fi gën a nemmeeku yelwaan geek
taxawaaloog tambaambalu gi ci mbedd yi mel ni tulleek màlle Cheikh Mbow bu ko si depp ci Sud Quotidien lu ci mën di am daal war na noo xoolaat ni ñuy doxaleek daara yi nekk ci réewum Sénégal ndax nag dara jaaru ci yoon ki doon am lan teg wàllum yoon ba yoon teg ko loxo moo di Hissène Habré ubbil Vox Populi yéenekaay bi nataalub Hissène Habré bu mu kaalawoo ba mel ni ku jaaxle la xëy fësal ci xëtam boole ca dinu xamal ni Hissène Habré wérul dafa feebar te it def na ca kaso ba lu toll ko juróom benni at ci weeru novembre bii rek seen nañ ko ay yooni yoon muy utali hôpital ngir ñu koy seetalu yaramam yéenekaay bi tekki dinu fàttali crise cardiaque bi Hissène Habré defoon ci tribunalum Ndakaaru bi nu ko doon àtte te nag docteur yi koy faj nee nan wér gi yaramu Hissène Habré mayatu ko muy toog ca biir kaso ba kaso bu Rebeuss sa am na gan gu dikk bii ko ubbil l'Observateur journal bi 15 angle corniche bi ne juróom benn nit yanu jàppoon ca juróom-ñaari téeméeri kilogramme cocaïne ya marine nationale tegoon loxo yóbbu na leen guddik biig ca biir kaso bu Rebeuss di leen toppe association de malfaiteurs ak trafic international de drogue pétrole ak gaz bi te waa BBC fesaloon ci ab documentaire ba tudd ca Aliou Sall ak Frank Timis moo nekk ci xët u njëkku Libération journal bi xëy fesal ci aw xëtam ndaw si defoon reportage ba mu fay xamle ni du dëgg te ba fii amul kenn ci ñoom te bokk ci BBC ku waa dikk di division des investigations criminelles déglu ci mbirum Petro-Tim mbiri roppalaanu président Macky Sall Les Échos wax na ci ubbil yéenekaay bi journal bi ne Seydou Gueye moo xamle ne avion présidentiel bi di roppalaan gi yàpp président Macky Sall buy tukki jamono ji dafa paan jërëjëf ñi ngi lay gërëm bu baax Serigne Saliou Seck ci li ci yéenekaay yi moom la ñu doon tënkal noonu jotaay bi nga xam ne dinañ ko amaat midi culture lay doon ñu amaat ko ci en mode replay ci jotaay boobu nga xam ne ñun ñu ngi ko dippee midi culture n'est-ce pas Pape Mandiakhate waaw dinañ ko amaat ci biir midi culture ci njeexitalu xibaar yi daañu ko am mu yaatal ko comme ni mu ko yaatalee léegi wax ci daanaka li yéenekaay yi xëyee tey jëm ci wàllum drogue beeg ci li nga xam ne moom mooy actualité Aïssata Tall Sall ak yeneen yalwaan geeg taalibe yi actualité yi nga xam ne jukki nañu ko tey ci suba daanaka yooyu yëpp Serigne Saliou comme d'habitude defalti na nam daan def rek daal di becc li nga xam ne moo gën a fës ci yëglekaay ci yéenekaay donc mën nañ ko fekkaat ci suñu plateforme yi bokk na ci suñu chaîne YouTube bi ak www.kingfm.sn ak la page Facebook officielle bu King FM merci beaucoup ma lay gërëm bu baax ci subaak léegi ñoo àndoon ci jotaay bi donc merci rendez-vous demain inchallah rendez-vous ñu jox ñi nga xam ne ñooy auditeurs yeeg internautes yi rendez-vous suba inchallah 9h 11h ci biir 9-11 ñu fas yéene daal di boole comme ni nga koy faral di waxee l'utile à l'agréable